salaamaaleykum jaajëf sama gaañ yi maa ngi leen wax xorom coob bu ndayam professeur Mouhamadou Lo taxaw naan ce qui insulte dans l'internet ce qui insulte dans l'internet risque gros na xorom job bu ndayam na ubbi lëfal ndayam tuunu ndayam un éminent professeur boo xam tey bu ko nekkee c'est l'argent du contribuable lañ ko doon fay la étude di ko defal lépp tey ba mu nekk muy wax ce qui ne te doomu cottu ndayam jëm doon nit toj cottu ndayam sama gars yi dama wax yéen ñëpp ngeen saaga ko bu leen ragal bu leen tiit daañu ko sax ñun suñu cottu ndayam ak Macky Sall moom muy jàppale nañu ubbi seen cottu nday moom war naa wax ñii dee si Méditerranée moom war naa xalaat ñi nga xam yeewu nañ tey am ñu départ moom war naa xalaat les sans-abri moom war naa wax si ñi nga machine cancer bi nga xam ne Sénégal soxla na ko mën ko am si yooyu la war a wax mu naan ñi saaga si internet na ubbi cottu ndayam nous sommes pour la révolution nous voulons que le pays marche dans la justice une justice équitable une justice boo xam ne c'est pas à deux mesures waaye ñun ñu ngi xalaat ñu luttons pour le bas peuple je suis l'esclave du peuple je suis l'esclave du bas peuple je lutte pour la peuple je lutte pour la démocratie je lutte pour que si askan wi siggi c'est né du doole yi siggi au minimum ñu am le minimum pour ça je ne suis ni Assane Diouf ni personne je suis Maïssa Gueye je suis l'esclave du bas peuple je lutte pour le peuple je soutiens Assane Diouf je lutte comme Assane Diouf pour que la démocratie règne pour que la justice règne pour que néew du joole ñi nga xam ne duñu am dépense ñi nga xam ne dañu bëgg liggéey mën ñu liggéey ñi nga xam ne ñi ngi dee si Méditerranée ñi ngi dee si frontière u Maroc yi ñi ngi dee un peu partout te seen yaay yi ñooy dajale di leen jox di leen dimbali pour ñu am dara pour ñu ëllëg ñu mën a ñëw si Sénégal jaajëf waay boo wootee Sénégal sax ñu la allo maa ngi ñëw ñun la bu ñëw dëkk bi dafa metti dafa makki ndax xorom job ndayam ubbi jot fay sàll yi je parle de Alioune Sall mi nga xam ni caisse de consignation lañ ko que 200 milliards ñaar téeméeri milliards yoo xam ni bis 3 mois yu nekk dina am ñaar fukki milliards si 3 mois yu nekk bu jëlee xaaj bi DTA yóbbu ko DTA dans une banque dina am ñaar fukki milliards yi doo gisee rakam yóbbu ko fa Macky Sall xorom tuuru ndayam yóbbu ko fa c'est pour que mu préparer les élections de 2019 peuple bi nag yeewu leen Macky moom mi ngi préparer réélection mais ñun ñooy xoolee di ŋàmmaaral di bañ a jóg mobiliser wu pour ubbi tuunu ndayam def si xorom def si verkëm di si def kaani saa yu defee conseil des ministres na cottu ndayam ak képp ku koy jàppale nañu ubbi seen lëfal ndey moi je suis l'esclave du peuple je me bats pour le peuple waaw je me bats pour le peuple Amérique latine nag sama gars ñi amuñu ay carte d'identité commission amu fa te xorom job ndayam ji mbumbulaan na dem na vacances dem na fu nekk ak ay ministre am ñu toj seen cottu ndey te alors que Amérique latine commission dem amagu fa ba léegi pourquoi pas parce que ñooñu tamit c'est des Sénégalais à part entière war nañ leen a dem yóbbu fa commission xaalis bi ñuy ñàpp ndayam di pasar di ubbi cottu ndayam Macky Sall ak famille Faye Sall bi yëpp di pasare ba si Alioune Sall nañ leen si jox commission bi ñu dem inscrire ñu dem def leen si liste électorale jox leen seen i carte le plus rapidement possible ça je le dis sama gars ñi yeewu leen xoola il est temps xoola Alioune Sall moom nga xam ni am na juróomi fonction yoo xam mi ngi koy def te yëpp ay système bu mu bëgg di sàcce pour magam nekk président en 2019 sama gars ñi yeewu leen si loolu et je vous dis que ni képp kuy maa ngi leen koy wax tamit képp koo nga xam ne mi ngi baagaan baatu askan wi na taxaw jàkkaarloog ñun waat ko devant toute la presse nationale et internationale ni kat bis bu jëlee nguur gi dootul nekk secrétaire du parti de son parti waaw loolu parce que looloo tax saagay di ko te saagay nag dina ko ne tant que nit ki mi ngi ñëw nekk président ba pare nekk secrétaire de son parti ay lobby di am dinañ daggal sa ndey saaga noo mën a toll fi la de Pouta Macky Sall fi la de Pouta le professeur qui dit que celui qui insulte dans l'internet risque gros c'est lëfal ndey ñun ragaluñu prison waxuma la prison mais ragaluñu dee je parle au nom des prisonniers qu'on a emprisonnés waxal ci ñooñu nga xam dañ leen di tëj injustement nga xam ni sàccuñu alors que doomu cottu ndeyam détourneur yi di sàcc ba si Alioune Sall mi nga xam ñu ngi sàcc xaalisu pétrole bi ñu ngi si def ay lobby ñu ngi si signé ay contrat yoo xam ne yu toj cottu ndeyam yoo xam ne keneen ku ñëw sax pour nga lijjanti ko dama wax peuple bi ñu jóg il est temps am na benn dëkk boo xam ne dafa frontière ak ñun ressources yu mu amul si àdduna amul te xoola fi mu nekk nii mënu see jëriñu depuis des générations et des générations jusqu'à génération du 21e siècle mënu see jëriñ kon nag ñun nañu taxaw suñu pétrole moo ñuy yëkkati moo ñuy taxawal te parce que ressources am nañ fi hors de Sabodala xamuñu ba léegi nu population ba Kédougou googu sax amuñu si dara waaw gaz bi ñëw na base bi ñëw phosphate bi gis nga yooyu yëpp am na pétrole bi nag mooy xoolal li nga xam moo ñu war a gën a yëkkati moo ñuy permettre ñu xam ñu au niveau national et international j'appelle tous les gens qui s'y connaissent ku si xam
dara ñu taxaw jàkkaarloog le peuple seen le bas peuple bi nga xam ñoo gën a sonn seen électricité métti na seen ndox métti na amuñu ndox ñiy uti waagaan fu nekk forage yaa ngi pan un peu partout doomu cott ndayam ji waxu si ba Touba mu ngi am partout fépp a ngi appareil jigéen ñaa ngi sonn di rooti di dem si marché di dem fu nekk di dajale ngir seen i doom tekki ak seen jarba ak seen sër te loolu lépp doomu cott ndayam sax le minimum sénégalais yi war nañ ko am te doomu cott ndayam bi doxul si loolu doxul le minimum jaaykatu caaf bi jaaykatu jën bi jaaykatu ferraille bi jaaykatu vélo bi partout dans le Sénégal ñiy xos ñiy jaay ambulant yi ñëpp dañu war a am le minimum ba nga xam ne dañ mën a dund seen ba dootuñu soxla tukki may nag lépp pétrole bee ñu koy may pétrole bi nga xam ressource la ba nga xam c'est primordial yàlla moo ñu ko indil kon nag nañ ci mobilise fonk ko jàpp ko te ba pare taxaw tem ni ku ko bëgg a yàq wala ku ko bëgg a basar pasare jox ko say doom ak say njaboot ñu toj sa cott ndey sa Macky Sall ci loolu la nañ ubbi tuunu ndeyam di dem jaajëf sëriñ si nag si nga xam ne nag dañuy wër di wayaan di taxawaalu ñoom ñooy wayaankat yu mag ñooy góyol yu mag yi ñooy wër fartu di wayaan nañ leen xoolaat ñoom nekkaluñ fi baatu askan bi mais kot seen i njëriñ lañ fi nekkal waaye parce que doo leen gis si ay mbënd doo leen gis ñu def ay action un peu partout ay mbënd doo leen gis ñu def si sëriñ si may wax na xam nañ seen bopp doo leen gis ñu def dara loo xam ne c'est social lu dul puukare àdduna ak wane seen bopp ak wane seen i villa ak seen i oto waaw ñu mel ni Sidi Maxtaar mi nga xam ni kat mbënd bu ma amee wala dara am dina si def action c'est pas pour wane ko pour puukare mais wane ko pour wan ni gars yi kat exemple bi la ñëpp war a jël du social loo xam ne problème social la ñëpp am naqarandoo ko war nañ si taxaw waaw kon nag sëriñ soo si gars yi nañ ci bàyyi waat seen xel xoolaat leen je parle aux étudiants virtuels yi nga xam war nañ leen a dimbal te dimbaleku leen doom naam te ñoo ñëpp ay doomu baadoola la ay doom ñoo xam ne askan wi doomu baa peuple bi ñi ngi leen war ñi ngi taxaw di wax di kaas doomu cottu ndayam ji tànqam lu boobu ba léegi def si cottu ndayam jabaram la ak doomam di dem di distribuer xaalis yéen a ko moom jël leen ko c'est la xaalisu contribuable lañ seen cottu nday seen tuunu nday vive le Sénégal jaay noom je suis l'esclave du bas peuple je me lutte pour la démocratie âge nag amul quoi vu maître Ablaye Wade war nañu jox référence Serigne Touba ñëpp Serigne Touba Nelson Mandela Indira Gandhi ñun ñëpp war nañu jox exemple c'est pas l'âge c'est la détermination c'est la force et l'intelligence pour ton pays ki loolu la ñuy waxatuñu ay âge ñun dañu nekk si foo xam ne action Khalifa Sall nag gars yi xoolal ay grève de faim je m'excuse je vous encourage mais grève de faim du ko dinañ jàkkaarloog moom confrontation ubbi cottu ndayam Khalifa Sall gën je parle à Moudbane je parle à Idrissa Seck je parle à Jean-Paul Diop à Bamba Dièye de Médina je les félicite seen mobilisation seen taxawaay si peuple bi gis nañ ko vas-y continuons mobilisons-nous pour xoolal jàkkaarloog ki confrontation à Dakar un peu partout dans les régions ubbi cottu ndayam Khalifa Sall doo di gën mais bu ñu deful loolu wax jéeg coow léegi lépp juridique ak yëpp dañ koy def da quoi bafoué na ko depuis longtemps ndax waxeetam yi muy wax cottu ndayam depuis ba mu faloo ba léegi mi ngi wax waxeet ba léegi tey mu koy def jaajëf vive le Sénégal